Vous êtes jeune, âgé entre 20 et 30 ans, vous avez minimum le niveau du BFM, vous avez une très bonne aptitude physique et vous êtes à la recherche de travail. Ce message vous est destiné. La LONASE, dans le cadre de l'extension et de la redynamisation de son réseau commercial, recrute 1500 jeunes désirant devenir vendeurs commissionnaires. Déposez vite votre dossier constitué d'une photocopie de votre pièce d'identité, d'un certificat de résidence, d'un extrait de votre casier judiciaire et d'un CV si possible. Notez bien, le dossier de candidature doit être déposé à la direction générale de la LONASE ou l'adresse suivante recrutementvendeur@lonase.sn ou plus tard le 18 novembre 2021 à 17h30. Deviens vendeur commissionnaire à la LONASE et change ta vie. ku ne xam na ne yàlla daa bind te yemalewul am na ñu matal am ñu matlewul waaye ba mottali amee ba léegi kenn sonnatul buur kattan di produit 100% naturel sans effet secondaire ñu defare ko li nga xamante ni moo di petit cola bisaab ak jinjeer ñoo ngi jàppale leen ci seen wàllu kattan ak seen wàllu wërgu-yaram bu nekk jar na fi nguur ak keng ba ci kikirikiij waaye bii mooy seen buur di buur kattan ballonnement moo ci mën constipation faiblesse sexuelle diabète sinusite éjaculation précoce di joxe appétit sexuel teg ci itam day raxas sa biir ba mu set wecc wooteel gaaw ci 77 413 59 24 77 413 59 24 xar yëpp xar lañ waaye laadum da ciy gën te bu ñu nee góor ngóoraa tax. mbokk yi seetaan ak di safoo Sunugal 24 mbégte la ñuy am saa su nekk ci topp gi ngeen ñuy topp tànneef gi ak kóolute gi ci suñu ay programme tey ci invité de la rédaction dañu dalal koo xam ne moom mooy làmmiñu askan wi Khalifa rappeur la ñu dalal tey fii ci ay ponk yoo xam ne fas yéene nañu ko fee tënk waxtaane ko Khalifa ñu ngi lay nuyu di la bàyyi ak ami internet Sunugal 24 sa yaram tàng na. ñebe muy budbuti waaw di budbuti nag xoola si dëgg rek ak si jàmm ak salaam incha allah alors aouzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli tawakkaltu ala allah la hawla wala quwwata illa billahi al-azim salamun qawlan min rabbi rahimin qulama awqadu naran lil arbi arfa allahu alors asalaamaaleykum wa rahmatullah maa lay nuyu yaay booy di nuyu waa Sunugal 24 yëpp di nuyu sénégalais yëpp yuy seetaan Khalifa rappeur la làmmiñu askan wi noonu naa fekk yi doom Medina bi bokk waaw toos ñebe muy but buti di mut muti waaw kañ lañ la war a invité rek te du but buti ji moom son nañ ci Khalifa waaw léppay but buti si àdduna bi waaw but buti booy xool mooy baatin lekk mooy lu nëbbu lekk waaw te lépp nëbbu noonu la demee li nëbbu sax moo ëpp lu feeñ du dëgg waaw kon nay but buti si jàmm ak salaam lekk léegi ñebe bi nag waaw ñebe bi moom maanaam mooy lu simple lekk gerte woo ko gerte woo ko defoo ko dara mais da nga kaa ñebe noonu la demee parce que ñebe bi moo gën a efficace gerte bi gën a efficace sax ceeb bi parce que ñebe bi kese mooy may deret ñebe bi day maye deret de. gerte bi am na vitamine D. non mais ñebe bi day maye deret ba pare fer la xam nga. ba pare tey si tey yi nga wax vitamine yooyu yëpp maanaam moo ko ëppale sax ceeb bi yaa ngi dégg te maanaam ñebe bi yomb na seerul du dëgg yaa ma gën a xam 200 francs gaan da ngay budbuti gaan man la suma waa ji waaw nay budbuti si jàmm ak salaam. merci beaucoup Khalifa rappeur la ñu dalal tey. di am mbégte bu baax a baax di partager ak moom li nga xam ne moom moo di plateau bi comme niñ koy baaxoo di defee rek saa su nekk ci biir invité de la rédaction nag tey comme ni mu ko waxee ay ponk yu ñu fi war a waxtaanee bu ñu nee ponk nag bi ci njëkk mooy actualité bi nga xam ne actuellement moom la ñëpp yi waxtaanee ku ne gis na Sénégal démb li fi am ginnaaw bu ñu convoqué Barthélémy Diaz ñëpp ñu ngi doon xaar démb le 10 novembre parce que gisoon nañ avant muy dem wuyu ji appel yi nga xam ne ñi nekk ci opposition bi def nañ ko donc bu ñu dooree ci convocation bi nga xam ne moom la ñu convoqué Barthélémy Diaz kenn ku nekk peut-être yaa ngi analyser wala yaa ngi commenter ci anam biñ ko convoqué ban jàngat nga ci am. waaw tey si tey jàngat bi ma si am lekk mooy que Barthélémy Diaz citoyen sénégalais la du dëgg donte ni sax ok xëy na am na nationalité américaine mais ici on n'est pas aux États-Unis du dëgg da fi def ñombe bu amul fenn la fi def si réew mi fii maanaam tey si tey ñëpp xam nañ ni politiciens yi dañoo am ay jikko mala yoo xamante yenn saa yi dañuy bëgg di songante di def violence xam nga moom donte ni maanaam politicien yi fi nekkoon yónnee nañ ko maanaam ay nervi mais nervi yooyu ñëpp gis nañ image yi ay xeer nañ yoroon waaw c'était maanaam une attaque à jet de pierre du dëgg mais si vidéo bi ba mu daj moom kese nga gis saawaay mu yor ñaari fetal ñaari arme yu mel ni cowboy
sol jacket non mais Bart booy juge bi yor dossier bi xam la war a def jël Bart yóbbu ko si psychiatre ñu xool ndax bopp bi ndax wér na parce que yow kuy sànnante ay xeer yow gars yi di sànnante ay xeer yow nga génnee ñaari fetal boo génnee ñaari fetal nga tiré ko si kaw tiital gars yi dinañ daw dem seen yoon mais mu génnee ñaari fetal di viser gars yi di tiré booy tu te rends compte mel ni kuy tiré si kaw ay mala wala si kaw ay bëy wala si kaw ay xar ba pare wëlbatiku ñu laaj ko mu ne ah il me semble que j'ai touché 3 personnes j'espère qu'ils sont blessés mais s'ils sont morts je présente mes condoléances à la famille ba kii dafa yabaate quoi ba pare bërki démb muy conférence de presse naan xaw ma ay celui qui ment est un menteur kon t'es un menteur t'es un violent menteur t'es un mythomane Barthélémy Dias ñun yàlla dafa def booy xoola xëy na loolu chance la ndax pour Sénégal message bi ñu ngi koy lancé ñun dëgg nañuy wax te yàlla rek a tax kenn fayuñu kenn yabaluñu barki alxuraanul karim kaaminu alxuraan boo bëggee ngeen teg ko maa njàpp léegi ma waat ko man dëgg rek laay wax te yàlla rek a tax mais Barthélémy Dias man dama ko xam ni kii li muy woote dëgguwul si moom te dëgguwul c'est un faux type un faux gars un politicien est-ce que ay dëgg te politicien nee leen xaj bu dee sax moo ko gën est-ce que ay dëgg tey si tey man dama ko côtoyé xam ni kii li muy dénoncé si injustice si Macky Sall moom loolu lay dawal lu ngi la ëppale jaay la ko di la jaay doole di dawal injustice est-ce que ay dëgg moo tax ma génn wan askanu Sénégal ni kii baaxul mais Sénégal lañ nekk fii gis nañ yaakaar nañ fi si ku nekk mu wëlbatiku tas suñu yaakaar du dëgg mais est-ce que en 2010 que moment bi nga xam ne ci la affaire yi di am yaa ngi koy wax léegi que ñëpp ay xeer la ñu yoroon moom moo ci yoroon ñaari gon est-ce que du légitime défense la doon def moo waraloon mu tiré légitime défense si kaw xama lan ñun xam nañ arme xam nañ maanaam affaire de défense yaa ngi dégg xam nañ affaire de protection yooyu yëpp xam nañ ko jàng nañ ko maîtriser nañ ko man mii di wax ak yow 5 ans laa def école police def fa arts martiaux def fa ay formation salle de tir def naa fa 2 ans est-ce que ay dégg man la sum waay ñun xam nañ bu baax nu mu demee légitime défense boo yoree arme si kaw maanaam koo xam ne yorul arme yow da ngay ñëkk dóor si kaw même boo amee permis port d'arme te Sénégal fii nañu waxante dëgg kenn amul droit am ñaari arme loolu militaire kase booy Sénégal boo leen ko xamul quoi yéen ñi di tëbaka dal lan moo tax nga jàpp ne que Barthélémy militaire kase moo am droit am ñaari fetal ñaari fetal policier sax laa lay wax ni amul droit am ñaari fetal d'accord yaa ngi dégg loolu gars yi xamuñu ko loolu léegi dëli la ñaari fetal yu mu yoroon noonu léegi dëli la d'accord waaw sa gis-gis lan moo waraloon mu tiire ci kaw soxor rek soxor booy da leen gis nii rek ñuy ñoddi ay mbaax di ñoddi ay dëggu yi ce sont des faux types dañ soxor booy moom mbooloom tey si tey ñoom ñoo bëgg Dakar naan Dakar xaw ma nañ teg bët 17 milliards ville de Dakar yi nañ teg bët te ñun Dakar waaye duñu ay ngaaxa te Dakar ñun saa waaye ku ñu fi ëppale woo ñu fi quoi yaa ngi dégg Dakaru Njaay jël Jóob ñun ñëpp a ko bokku ba muy wax ak yow surtout jël Jóob laa direct sama côté yaay est-ce que yaa ngi dégg tey si tey mooy li ma la wax mooy la moom njabootam mbooloom donte ni bëriwuñ sax mais ñoom seen biir xoola bëggante wuñu dañuy soxorante booy di coobante booy di dafay action yoo xam ni saal Macky bi sax xëy na amu fa est-ce que ay dégg ñun yooyu yëpp bi nga ko xamee tamit dañ koy wax askan bi nañu ñëpp saaga nañu ñëpp bañ dëgg bi moom saa yàgg-yàgg mooy mujj te message bu may lancé mooy Ousmane Sonko laay lancé message Ousmane Sonko mais respect Ousmane Sonko xoola dañ koy ndamoo di ko tiitaroo di ko tóojal respect Ousmane Sonko. d'accord askanu Sénégal moo am yaakaar si moom. mais xam message bi nga koy lancé mooy lan. na gën a tijji xelam. bul doon ngaaxa Ousmane Sonko ñii da nga lay mubboo. d'accord ay Barthélémy Dias dañuy mubboo Ousmane Sonko. point boobu dinañ ci ñëw ci kanam. mais ñu des ci convocation bu Barthélémy Dias ñu bari dañu nekk dañu ko politiser parce que bu ñu demee ba Barthélémy déposé li nga xam ne moom moo di caution le lendemain ñu jox ko convocation ñeneen ñi nekk partie civile bi ne Barthélémy convoqué nañ ko depuis mois de juillet mu nekk ñaari wax yu nga xam ne dafa waroo donc convocation Barthélémy yow en tant que citoyen naka nga ko jàngate est-ce que waroon nañ ko convoqué moment bi nga xam ne ci lañ ko convoqué. moom moo politiser affaire bi Barthélémy Dias moom si boppam moom moo politiser affaire bi waaw yaa ngi dégg. ak tamit seen coalition boobu ñoom ñoo politiser affaire bi nañ waxante dëgg te yàlla rek a tax moom depuis juillet bi ñu mujj tribunal newoon nañ ko le 10 novembre
si nañu àtte affaire bi yaa ngi dégg waaw ñun xam nañ tribunal ni muy doxee quoi yaa ngi dégg waaw ñoom dañuy bëgg di nax askan wi di nax sénégalais ñun duñu ay ngaaxa. kon da ngay dëggal li partie civile bi wax que jox nañ ko convocation bi depuis juillet. effectivement waaw effectivement moom saa waa ji xoola moo la gënoon xam ni 10 novembre la waroon taxaw yaa ngi dégg waaw moo la ko gën a xam téeméeri junni yoon nañu bàyyi di jéem a nax sénégalais ñun duñ ne ñun kenn duñu nax de waaye yomb ñu nax ba macha allah alhamdulilah on est très intelligent après jàng nañ xàmmee nañ ràññee nañ xam nañ réew mi ni muy doxeex lépp xam nga ñun yomb ñu nax Baye Fall nga même boo nekkee opposant ñi fi nekk nii donte ni doyal nañ si ñoom ak ñoo ñëpp duñ fi jëlee lu bon di fi teg man du ma si mës a ànd yaa ngi dégg ñu fiy jëlee lu bon dañ fiy teg lu baax wala loo xam ni ñorti nañ ne lii baax na mais pas ñu jëlee fi lu bon di fi teg lu bon jamais de la vie man du ma si mës a ànd yaa ngi dégg looloo tax na ñuy wax dëgg te yàlla rek a tax yàlla nag xam na lu si xol yi te xam na lépp te dëgg mooy mujj incha allah nañu ñëpp bañ saa waay xoola ñun ñu wéet ak suñu dëgg duñ si mës a wéet te duñ si mës a ñàkk ndam parce que dëgg la d'accord moo neex yàlla. ban problème nga am ak Barthélémy Diaz. Barthélémy Diaz mooy li ma la wax dama dem ba xam ko xam ni kii nii la men parce que xam mu doon man kese la man garaawul man damay bàyyi mu sedd mais loo xam ni yow def nga ko ay doomu sénégalais yu bëri yow bi ngay génn di dénoncer en tant que homme public ngay wax ni kii suñu diggante maax moom jeex na bu ma kenn laajati Barthélémy Diaz parce que dama yàgg ak moom def ak moom plus de 3 ans ñu bëri si askan wi xam maax moom fu ma dem nit yi di ma ko laaj est-ce que yaa ngi dégg kon su wëlbatikoo war ma jël injustice teg ko sama kaw ma génn pour wax askan wi parce que mënu ma dem si ku si nekk benn par benn di leen wër di leen ma wax ma ni que man Barthélémy Diaz c'est fini lii la ma def expliqué mu jeex bu amoon grandeur foofu day jéem a xool nu muy toogee man ne kii sama rek la. est-ce que du yow tamit da nga su nekkoon nit non ma ñëw rek su nekkoon nit dal ci kawam ni man boo ma faalewuma la man doomu Medina la je suis fier booy est-ce que ay dégg képp koo munti doon boo ma faalewuma la du ma dunguru kenn du ma martaatu kenn liggéey nañ seexoon ma koy liggéeyal may fay yaa ngi dégg su xamul sama valeur na dem ba war ma génn wax ko publiquement ba pare mu tooñ ma parce que saa waay man ku déggul lépp li ma wax tooñ la ci ban dina xam ba xam man li ma wax yanu na maanaa wala yanuwul maanaa. Barthélémy daf la tooñ ci ban côté. benn déjà dafa abusé maanaam sama confiance parce que déjà xëy na dafa ma ñëkk naxee rek mooy maanaam mu naxee ma sama papa waaw ñëw na ma waxtaan naa sa papa waaw dama lay jël dama lay embauche xam nga loolu ku la ko wax ak koo xamante yow sa papa dañ na lu ne si moom yàgg na sonn ci moom fi leen ko tëmbal Tamba man la sum waay seen waa kër yi sax fàtte ko sama papa moo si doon sonn man looloo ma gën a metti parce que sama papa xëy na ok xolam yaatu na xam nga mooy loolu moo tax mu siy sonn quoi mais looloo ma gën a metti waaw parce que tey say man paa yi bugguma muy sonn si ñoo xam ni maanaam duñu ay gor wala ñoo xamante ni nii gaan xëy na yéene yuñ ko sax moom njabootam yaa ma gën a xam et si ay sib léegi tey si tey mooy li ma la wax man ñaaxuma fulla ñaaxuma fayda te kenn du ma yàpp bu ma génnee ba dénoncé wax nu mu demee nga xamante ni nii gaamal la sumuwaay keroog bi may bàyyi xam nga dëgg mooy mujj naka li ma fa yàgg yëpp chaque mois ñu ngi doon dagg sama xaalis chaque mois ñu ngi ma doon dagg 30 000 francs 30 000 francs du dara de wéccit la xaalis du dara salaire ñaata 30 000 francs 110 000 la nga ma waroon jox ñu lay dagg carte d'identité 55 000 lay génnee carte d'identité bu nekk ñu waroon ma jox 55 000 ñu ma koy jox 40 000 est-ce que yaa dégg mu nekk 80 000 chaque mois ñu dagg ma 30 000 xam nga dëgg mooy mujj dëgg bi keroog bi muy kalaate bi may xam affaire bi nu mu demee xëy na ñoom sax bàyyi gàcce bu doon ree xëy na heure bi duñ fi toog di xëccoo naan ay dañu bëgg nekk maire de Dakar du dëgg waaw léegi tey si tey nax tey si tey mooy lu ma la wax xaalis loolu du dara loolu wéccit la ñun ku ñu xam xam nañ ñu quoi est-ce que ay dégg ñun xaalis jommaluñu mais colère nañ ñoon ànd ak moom est-ce que du loolu moo la nekk tey ba nga bëgg a jël colère boobu yëpp déverser ko ci kaw Barthélémy loolu man sax man c'est personnel c'est à titre personnel nii nga bëgg a jël lépp man c'est à titre personnel man garaawul mais damay wax intérêt askanu Sénégal parce que mu tax su ma xamee dëgg bi te wanuma ko sénégalais ne leen kii baaxul c'est un injuste c'est un faux type li muy woote dëggul si moom naa fekk la hypocrite la su ma ko waxul askan bi bu ëllëgee bu demee bay rendi askan bi comme ni ko gars yi di defee man damay nekk complice. da ngaa jàpp ne bu nekkee maire Ndakaaru dafay rendi nit ñi. booy gis nga ñii bu ñu nekkee bu ñu kii bu jiite
Barthélemy Dias man laay wax quoi Barthélemy Dias bu jiite woon Sénégal gars yi gis lu gën a metti lu ñuy gis nii si Macky Sall barki alxuraan ñun xam na ñu demee saa waay. d'accord dëgg mooy mujj te bi ma génnee dénoncé ay doomu Sénégal yu bëri gisoo groupe bii nii xoola groupe WhatsApp stop injustice de Barth gis nga dañ ko naroon yóbbu yoon xëy na man amaana sax après dem naa ba benn instant ma si waxtaan ak sama papa après noonu laa reculer bàyyi mu sedd xam nga xool naa sama papa mais heure bii nii saa waay xoola xëy na yóbbuloo noonu naa ko sax dossier tribunal travail laa ko doon yóbbu ànd ak gars yi nii yëpp di def ko dossier collectif non du loolu de xama lan booy liggéey dafa am àq ak yelleefu doomu aadama boo ko respecté woo yow maanaam travail te pourtant bu doon sa doom wala yow xëy na sax ñoo xamante ni sa ay mbokk nañ te amuñu benn xam-xam wala bu dee ay gel yu ñuy tëddee wala dara wala am fu ñuy jot a jaara ñoom wala dara lijjanti wuñu sax ndax kii am na diplôme wala dara dañuy ñëw rek embauché la góor yàlla yi sonn booy sécurité ak nu mu méttee nga teele sa life teele sa bakkan wala boog ñëw sur le terrain di reyante mu jaral la lu ne ñu yàgg sonn ci moom bàyyi man la sum waaye xoola joxuñu suñu àq ak suñu yelleef loolu li nga ko doon yóbboo yoon bu ko defee xoola mu fay ñu suñu indemnité ak suñu yëpp te bi nga ko yóbboon tribunal travail yaakaar naa du fi sax nekk di werante naan ay du ma fay 25 millions wala naa fay 25 millions na bàyyi yi muy def fii Sénégal xoola ñun ñëpp ay sénégalais nañ nous xoola nous ne sommes pas des américains mais nous sommes des xoola sénégalais et fiers ay doom Medina nañ booy ñun États-Unis jaaxaluñu d'accord Khalifa bu bëggee nekk maire na dem Washington wala Brooklyn mu nekk fa maire Sénégal gi am na droit nekk fi maire parce que am na nationalité américaine saa waay d'accord mais Sénégal ñun xamuñu ay génnee ñaari arme di ko tirer si kaw ay nit d'accord ay doomu aadama boobu peut-être que man bu ma xalaatee Barthélemy ak li ko ci mënoon fekk man dama naan sama gis-gis est-ce que bi muy tiiree voilà xalaatoon na li ko ci fekk kenn doo rafetlu ko doonu lu ñuy rafetlu mais comme li nga ko waxee sànq soxor moo taxoon mu tiiree ci kaw Ndiaga Diouf est-ce que loolu tamit lu mën a nekk la parce que xalaatoon na li ko ci fekk donc ñu ñëw ci affrontement démb yi gis nañ li fi am est-ce que du ay menaces ci li fi xewoon ci weeru mars ak février jàpp mars du benn menace foofu sénégalais dama bëgg ñu yeewu moo tax may lancer message Ousmane Sonko doomu Sénégal la bu ñu naw te gëm ko te am yaakaar si moom ma Ousmane Sonko dama koy tóojal te bés bu ma demee ba gis si moom loo xamante ni lii nii gaan ñun moom la ñuy xeex te moom nañu bañ si réew mi dañuy génn taxaw waxaat ko na ànd ak sax laa lay wax ni ay nit yoo xam ni ku wax ñu rey la ci saasi ma wax dëgg ñu rey ma ci saasi man regaluma loolu la preuve man li may dénoncer si Ousmane Sonko il n'est pas violent daa am fullax fayda ngay am ku la song bu la dóoree nga dóor ko loolu mooy fullax fayda li muy woote noonu dëgg la mais ma ñëw mais boo yi nga xam ne ñooy ànd ak moom wala xëy na maanaam ñoo bokku Pastef wala waree fa nekk si net bi tuddee seen bopp ay mafia kacci yow déjà tur boobu rek c'est pas crédible mafia mooy lan mooy affaire de banditisme ay affaire de wuyu comme yow sa but ji rek non man bokkul man but yi mooy li ma la wax may la mooy baatin te xam but yi yow yaa ngi nii di ko dégg da ngay ree parce que xol lay dugg est-ce que ay dégg mais tey see mooy li ma la wax non mais mooy li ma la wax may la loolu bokkul ak mafia tur la mafia mooy ay maanaam ay banditisme ay affaire de wuyu yaa ngi dégg mafia kacc saa waa ji di sóob wala boog boo yoo xam ne ku wax si net bi ñu créé ay faux compte da ngay gis kenn si ñoom am plus de 5 faux compte wala 10 faux compte ku wax ñu dugg di la saaga ñoom ngay gis ñuy saaga si commentaire yi di dafay affaire booy god damn ñun xamuñu leen yéen a ñu xam te regaluñu ñun ñu ngi maintenant fa nañuy yeewoo fa nañ dëkk chaque jour ñu ngi fa ñun xoola amuñu sens interdit fenn si town bi est-ce que ay dégg mais booyee dañ yabaate ñooñu ñu ngi leen war a lijjanti parce que violence ñooñu kese ñoo fi jur violence muy violence verbale bi ku wax ñu dugg saaga la dafay affaire te donte ni ñun affaire yi booy ay kii la ay message d'idée la du dëgg këpp ku ay débat d'idée la këpp ku am sa xalaat wala dara bàyyi nga ñëw débat nga ñëw si presse bi wala waree fa nga taal sa kóol wala internet nga wax si loo xam ne du am saaga wala. d'accord noonu la demee quoi léegi li xew démb bu Sénégal bu ñuy noonu ñoo tax waaw bu ñuy situé responsable yi. waaw ñii nee nañ état bi la ñeneen ñi ne opposition bi la yow sa gis-gis. li waral li am moom laa la wax may la lépp Barthélemy Dias la waaw Barthélemy Dias ndax Barthélemy Dias moo fi def ñombeem def fi tojangeem génnee ñaari fetal di ko tiire si kaw ay doomu aadama
yaa ngi dégg mu wëlbatiku ne war naa si jam ay ñett waaw yaakaar naa gaañu nañ waaye bu amee ñu si dee maa ngi jaale seen i waa kër wala boog yow nga dem gaa man la sumuwaay ba nga xam ne yoon woo na la pour àtte affaire bi nga ñëw naan da ngay politiser affaire bi naan da ngay woote naan ay non lii politique la da nga ma bëgg lii di sóob tous saa waa ji moo tax gis nga yéene néeg la borom moo fay fanaan. d'accord yaa ngi dégg. gisoon ngeen xëy na mus naa fi sax toog di wax benn arme bu ma kii woon génnee xam nga ay ñabootam ñëpp di def vidéo kontaan naan ay na procureur autosaisir ministre intérieur waaw nañ ko dugal si kaso bi ay yee di tëbakat dal te xamuñu arme nu mu armoo xamuñu nu mu demee wala boog yéene néeg la borom moo fay fanaan dañ soxor te tey c'est même pas loolu kase mais tamit maanaam si gàttal moom moo politiser affaire bi moom xam na ni sénégalais Ousmane Sonko nañ gëm xam na ni bu doon moom kase la duñ ko noqee si kaso bi benn sénégalais du génn appel parce que Sonko jamono ji ñuy Sonko gars yi dañ koy mubboo ne la diis na ñëpp ñëw jàppale Barthélémy parce que gars yi dañ koy mubboo personne moom moo ko wax Barthélémy waxal ko Sonko kaa wax la fii Sonko ñun dafa am ni nga ko gëmee am ni ñu yaakaaree léegi si moom appel bi Sonko lancé pour le dis yow noo ko mën a tënkee mais dama ne la Sonko foofu def na erreur te erreur yooyu noonu bu continuer dina dem ba jural ko maanaam askan wi weddi ko wala dina dem ba jural ko maanaam ay yenn àq dal si kawam parce que xamul tax yaakaar dafa am solo si doomu aadama ba ay millions de sénégalais seen yaakaar tas ñu yaakaar la yow Ousmane Sonko bi nga koy yaakaaree wuñ ko maanaam ay système yii nii comme maanaam système politicien yi rek li yàgg am Afrique Sonko dañ am yaakaar si moom si maanaam affaire de révolutionnaire waaw yaa ngi dégg affaire de maanaam panafricaniste Sonko noonu nañ amee yaakaar si moom te loolu yëpp mu ñu yàgg maanaam gëmloo yàgg ñu ko wax ba ñun askan bi yëpp ñu gëm ko si topp ko si bu ñu demee ba wëlbatiku gis mu ànd ak ay politiciens yu si mel ni Barthélémy Dias ñoo xam ni si parti yi ñu nekk def nañ plus de 40 ans Sénégal dafa ñu fi dara Sonko ñooñ la dem àndal si coalition booy wala boog. est-ce que yaa ngi koy wax léegi que Sonko daf fi nekk. man loolu d'accord uma si te duma si mës a d'accord non déglu sama question parce que da nga ko wax que Sonko dafa ñëw pour xeexal réewum Sénégal. waaw donc est-ce que le fait que mu dem rangé wu ci côté Barthélémy gisut ne que Barthélémy dañ ko tooñ te jot na pour ñu atte ko tirer la barre sur l'affaire de Barthélémy ak Ndiaga Diouf boobu pour que ñëpp xam fan la dëgg bi féete moo taxoon mu doon woote noonu pour que le 10 ndaw ñi mën a ñëw nekk ci ginnaaw Barthélémy soutenir ko parce que dañu ko politiser parce que dañu xaar ba mu déposer caution ñu soog ko convoqué. moom laa la wax may la xëy na premier penalty bu mu def mooy di dem di bokk coalition ak ñooñu Sonko warul dem di bokk coalition ak ay politiciens loolu du yoon man ànduma si parce que xamul tax yow li nga la gëmee mooy maanaam pour nga ñëw révolutionner politique gu Sénégal ñëw nekk panafricaniste changer affaire bi sénégalais yu bëri Sonko bi mu demee si coalition boobu ak yenn politiciens yi dañoo am lu leen naqari ñii sax seen yaakaar dafa tas si Sonko ne ak ñii de ñoom ñëpp benn nañ ñoom ñëpp a yam lu garaaw laa lay wax man dëgg laa lay wax de. le fait que Sonko di woote anti système dem bokk si système bi est-ce que ay dégg ñoo xamante ne ni yow 2019 booy gars yi bu ñu jàppale woon Sonko day gagné premier tour wala élection yi li nga ko sàcc par force deuxième tour day am wala boog mais jàppale wuñ Sonko mu leer ni ñii dañuy mubboo Sonko la preuve bërki demoo Ndiaye Sonko bi ngay woo est-ce que gis nga kenn si ñoom koo xam ne dem na ànd ak Sonko dem gunge ko tribunal mi ngi woon xam nga fan la dem boobu këram la dem moom bi affaire yi demee ba sedd si la def nii nguutari dem këru Sonko booy Sonko ñii da nga lay mubboo bugguñu la gëmuñu la te dëgg mooy mujj bés dina dem gaamal la sum waay xam nga internet moom saa yaa ma gën a xam bés dina dem xëy na dinaa génnee vidéo bi wan askan mi ni lii wax naa leen ko démb yàgg na Sonko amul booy looy traineex ñii booy ba di leen jàppale Sonko démb bi ma gisee mu dugg Medina booy te gis nga démb bi mu duggee Medina ñëpp dañ doon yuuxu naan Sonko Barthélémy Dias man boobu maa woon Medina boobu maa woon ci affrontement yi non donte ni rue bi ñu duggoon foofu noonu sax xama kër bu ñu duggoon noonu di laaxatu kër boobu loolu sax wóorul kër boobu dañ ko tëj ñu ngeen ko gisee noonu day waaj a daanu kër boobu kër bu ñu jàkkaar lool kër boobu maam suñu ay mbokk ñoo fa dëkk maa ngi di nuyu ñoom Aba ñoom ñëpp est-ce que ay dégg tey si tey mooy li ma la wax may la Sonko bi ma ko gisee foofu loolu du sax sécurité moom
te gis nañ maanaam kii bi nga ko dóor mu dal garde corps am Sonko na moytu yi quoi te bàyyi politiciens yi ñoo koy dugal si yoo xamante yi nii xama bu ëllëgee dina gën a tas suñu yaakaar ñun sénégalais yi te maanaam moom si boppam fa lay jaaree gars yi parce que bugguñu ko seen intérêt bopp kese dañ koy mubboo parce que moom la preuve ku ñu woo 8 heures nga toog ba 9 heures et quelque nga toog sa kër mais Sonko dafa ñëw rek mu génn seetlu loolu. mais pratiquement yow Sonko dafa ñëw rek mu génn parce que Sonko mooy indaale foule bi. d'accord nit yi Sonko nañ gëm waaye gëmuñu Barthélémy Dias booy. Barthélémy Dias bi nga ko yóbbu woon si kaso bi. ah kenn du génn taal réew mi wala bu dee ay quelques de dizaines malfaiteurs ñooy génn taal réew mi. policiers dañ leen di neutraliser fat jël leen yóbbu leen si kaso bi. te doomu baadoole nañ xam seen bopp. Barthélémy Dias keroog mi ngi naan ay conférence présidente samay doom dama leen di yóbbu tribunal la ñuy ànd. waaw ok dëgg la mais seetlu nga mi ngi dem tribunal si BMW bu saf sàpp la leen dugal BMW boo xam ni gaa man la sumuwaay salaire u mairie jënd ko de. ñun duñu ay ngaa xam na ñum demee de. est-ce que ay dégg si la leen dugal booy takk sax defuñu ko yeewu leen. ngeen bàyyi di dem di xeexal ñoo xamante ni nii bu ñu faloo salaire u 100 000 francs sax doo leen ko am. yow rek yaay activiste bi nga xamante ne nii yow yaa àndul ak Barthélémy ci combat bi. waaw man ba tey dama naan que politicien la politicien. le fait que ngay wax ni. dafa am looy xeex yow. parce que am na lu mu la defoon chien laay xeex. chien xam nga chien. da ngay régler sa compte ak Barthélémy au lieu que nga ñëw nga diagnostiquer affaire yi nu mu demee nga tege ko ni mu war a tegee mais yow xeex bi ngay xeex mooy que ni sama gis-gis. li la Barthélémy defoon ba tey moo des sa xol. moo tax ngay génne li na ci yow. mooy li ma la wax man je triche pas man je suis naturel man je suis sincère est-ce que dégg et je suis sérieux man du ma tricher de. d'accord man lu ma nëbbul yàlla ji du ma ko nëbbu doomu aadama te tey see mooy li ma la wax man. su ma demee ba xam dugg si néeg bi xam ni néeg bi kat nii la mel su ma génnee di gëmloo askan wi leneen kon man naa fekk laa lépp lu munti am complice la. mais Barth man du ma seedaan ñuy ndax askanu Sénégal jamais de la vie. d'accord merci ami internautes yéen ñi nga xam ne yéen ñu dab duñu seetaan ci biir point invité de la rédaction du moins maa ngi dalal Khalifa rappeur làmmiñu askan wi. bu ñu ñëwee ba tey ci li nga xam ne mooy li xewoon démb gis nañ que ne procès bi dañ ko renvoyé ba le 1er décembre. Barth nee na moom du dem wuyu ji c'est parce que voilà gis nañ li fi amoon démb sa gis-gis naka nga jàngatee loolu dafa war a dem wala warul dem wala yow est-ce que yaakaar nga ni le 1er incha allah Barth. gis nga loolu lii lay waxati yow nga ni yow responsable nga ni yow tu aspires à diriger Dakar la ville de Dakar waaw la capitale du Sénégal nga ni yow tu aspires à diriger Dakar quoi nga ni yow responsable nga. yoon woo la jox la bés nga ni doo dem lan mooy ndeyu loolu lan mooy ndeyu nga génn di saagaate ay ndey di menacer fii Sénégal amul ay affaire de kii fii kenn regalul kenn faalewul kenn Sénégal fii amul regal amul regal Dakaaru Njaay jël jóob amul regal. gis nañ ko dem ci ay image muy saaga ndey xam nga kii dafa réew booy bi il est arrogant kii booy il ne mérite même pas d'être candidat booy à la région de Dakar. banaan xaw ma day jiite Dakar ñun faalewuñ la regaluñ la lijjantiwuñu la Baay Faal ñun fii nañ juddoo màggee fi yaroo fi boo arrière suñuy 7 maam yëpp Ndakaaru Njaay fii nañ soqeekoo juddoo fi màggee fi yaroo fi Ndakaaru Njaay jël jóob ñun la est-ce que ay dégg kon tey si tey kenn du jugee ay Cap Vert rek feneen ak feneen ñëw fii duñ jaay dara wala boog waaw boobu dafa réew yoon ndax am na si dëkk bi. mais yow yaa ngi dal ci kaw du nee na moom day menacer yoon. nee na maanaam day défier suñu justice. la justice qui est un pouvoir. ngay dal ci justice kaw pouvoir la de même affaire yi bu jaarulee yoon sax justice pouvoir la. d'accord yaa ngi dal ci kaw Barthélémy te amaana que ñenn ñi gis nañ ne que état bi aussi am na ci part de responsabilité parce que Barthélémy bu dul dara citoyen la sénégalais la. comme tous les sénégalais donc démb buñ ko convoqué. waroon nañu ko mën a gunge mu dem wuyu ji tranquillement ba li am démb du am. mais jaaral yoon bi ngay jaar ci niñ ko defee. loolu parce que xamul tax parce que moom ay affrontement amaat moo politiser affaire bi. dajale mbooloo la moo tax moom regal rek fa lay tàmbalee bu xat la. mais njëkkeew ko fi. déggoo maa ma ñëw rek déggoo may la. xoola politique bi tàmm nañ di ci gis ku ñu convoqué dinañ ko bàyyi. non Sonko biñ ko convoqué noonu la defoon dafa ànd ak ay nitam ñu dem. Barth la même chose àndul ak politicien de
Ousmane Sonko bi nga ko convoqué àndul ak politicien te pexe yi ñu lalal Ousmane Sonko bi nga ko lalaloon moom du mucc est-ce que ay dégg waaw ñun booy xam nañ Sénégal booy. dama ne la tey si tey Ousmane Sonko corniche bi nañ bëggoon mu jaar te gis ngeen corniche bi lu fa amoon. mais loolu amaat waaw mais yoon bi ngay jaar ko yoon bi non dama ni la démb gisoo fenn fu ñu wanee vidéo ay nervi yu kii loolu amul démb est-ce que ay dégg moom si boppam moo bëggoon maanaam mu boo Ousmane Sonko mu ñëw la preuve nit yi si mbedd bi lan lañ doon wax Sonko moom sax gars yi fàtte nañ ko la preuve que ni moom sénégalais yëpp dofuñu surtout maintenant ñun booy ay doom maintenant nag ñun solidarité na ñuy dund ku laal benn si ñun laal na ñëpp. d'accord waaw maintenant ñoo la gën a xam ni Barthélemy traître la est-ce que ay dégg te yàgg nañ ànd ak moom mbir maintenant dem nañ fa si manifestation yi booy songu oto yi man maa génn taxaw dem songu booy yëpp yu xondoo ñëw ànd ak ñun. gis nañ démb ay ñun ay doom maintenant nañ oui ma Khalifa mais amuñu ngor booy duñu gat duñu dara. le fait que nga bëgg a wax le fait que nga bëgg a wax Barthélemy loo neex doo nekk voilà li am démb gëmm nga sëy ba. doo moom laa la wax may la Sonko ay policiers yu tiire ci oto yi. waaw moom laa la wax may la parce que xamul tax lépp mooma yow booy su ñu la convoqué yow da ngay am yar ak teggin nga jéem a xool maanaam nga jéem a def profil bas nga dem wuy yoon. mais doo ne ma bu la neexee sa mbooloo ñëw tase fa. mais doo ne ma da ngay appuyer li policiers yi def démb di tirer ci kaw nit ñi. loolu moom rafetlu wu ma ko mais policier bu demee ba armée grenade lacrymogène tiré xëy na maanaam ay instructions yu leen jox la que ni mbooloo bi boo ko jéemee dispersé ba sonn dispersé wul ngay doog a armée lacrymogène dóor. mais est-ce que te bu ñuy dóor lacrymogène ngir yàlla na nga koy tiimale si kaw di ko dóor. est-ce que looloo daloon Barthélemy en 2010 ba mu rey Ndiaga Diouf. est-ce que non loolu du woon affaire de police loolu affaire de nervi yu sànnante woon xeer la woon. d'accord ñëpp seedaan nañ vidéo yi ay sànnante xeer moom kese moo fa génnee fetal di tiire. yaa ngi dégg tey si tey maam li moo tax ñu bañ soxor ak violence moom donte ni xëy na moom ok même bu tiirewul Ndiaga Diouf sax benn noonam sax mun na si xool gis ni kii yor na fetal di tiire mu jàkkaarloo waa ji tiire est-ce que yaa ngi dégg pour après ñu coller ko motif. xam nga lii yëpp moo ko réewande ak soxor iñaan moo ko jural yii yëpp parce que dañ soxor mooluñu xam lu ma la léegi mooy li ma la wax may la tey si tey yoon bu la wooyee da ngay dem nga wuyu si jàmm ak salaam bu dee maanaam mbooloo wala dara mais Sonko munoon na ko fekk tribunal mbooloo yooyu yëpp bu dee jeunes yooyu yëpp lépp bu dee lépp dëgg la munoon nañ jubal tribunal ñu tase fa mais duñ ko def dañuy maanaam def trouble ordre public booy jaaykat yi booy ñun askan bi ñoo si gën a dee ñun jaaykat yi booy marchand ambulant yi ak ñu nekk si mbedd bi démb liggéey yëpp a yàqu lépp ndax ñoom booy nga foog loolu du àq si koo xam ni yoon moo la woo nga mën a taal sa oto yow kase bu dee na ànd ak sa doom yéen kase ngeen nekk seen oto ak seen benn garde corps ngeen dem wala boog mais des fois damay sentir ne que da ngay far non du far man dëgg laay wax te yàlla tax des fois da ngay far comme yoon ndax woo na ko le 1er décembre te nee na du wuyu man de su ma yoon woowee moom gaan wuyuwu ma mais 2010 ak léegi dafa yàgg man yoon su ma woowee wuyuwu ma da nga may jël si te man citoyen sénégalais laa ku ma ëppalewul si mim réew ëppale woo ma nañ si dem ba le 1er décembre incha allah yoon woo na ko wuyu siwul bu ko yoon wooyee wuyu siwul kon su boobaa moom gaa man la su mu waay yoon bu mu woo kenn muy wuyu quoi. d'accord noonu la demee ñu jàll ci beneen. tous ñebe. muy buti waaw di ngeen xam ni fii di ngeen nekk nit parce que nite quoi ñun ay seetu nañ boo indee yar ak teggin fekk fi yar ak teggin amuñu problème yéen a ñu jaaxal boo leen ko tegee si yoon ñu teg ko si yoon mais bu dee yéen da ngeen di jéem a jaay violence di jéem a jaay wuyu di jéem a jaay doole wala dara ñun doole yàlla kese nañu reconnaître mais qu'on se dise la vérité ñun Macky Sall bi yor jiite réew mi sax mënuñu jaay lu ñu saf si même réew parce que ñun doole yàlla kese nañu reconnaître la preuve même Macky Sall nii nguur bi ñu tegee injustice suñ kaw dañu génn dénoncé ko di wax ba gaay naan ñun dañoo en ñii wala noonu fekk demeewul noonu. man li ma mënul comprendre injustice suñ ko nangul kenn. li ma mënul comprendre mooy. waaw Barthélemy Khalifa Sall Sonko ak ñeneen ñi ñoom mën nañ ñëkk ñoo def seen coalition donc la tax ñu def seen coalition xam nañ ko li ñuy wax ñi mën a defante rek ñoo mën a ànd. léegi nga bëgg ci seppi ñëpp yow ne Sonko voilà moo ci doon nit bi nga xamante ne nii mën nañu jàpp ne que Sonko mii am nañ yaakaar ci moom te Sonko ak Barthélemy ñooy ànd. parce que Sonko dafa juum foofu. nit ku dul juum amul quoi sëriñ si sax laa lay wax nii nekk ay sëriñ am baatin nekk ay waliyu
yàlla mun nay dogal yenn saa yi si ñoom juumte. kon boo ko doon conseillé tey da nga koy wax mu génn ci dama koy conseillé mu génn si man su doon sama sago Sonko local yi day dem ak Pastef kase ak mouvement yu ko yàgg soutenir noonu la def ba législative mu am ay député du dëgg. noonu la def présidentielle ba jël 3e berti ñëpp. bu ko defoon si local yi day gagné ay mairie yu bëri barki alxuraanul karim bu demee 2024 ñun jeunesse bi yëpp ñu génn ñun ñëpp teg suñu bakkan jox ko réew mi. d'accord mais coalition bi xam nga du dem. yow léegi bu local yi jàllee ok ñu nar a dem présidentielle nga foog gars yi dinañ d'accord ne Sonko aca jiital wala boog booy gars yi bu ñu bàyyi di ñun booy gars yi bu ñuy teg xel nañ teg xel ñeneen quoi ñun mënuñu teg xel est-ce que yaa ngi dégg nga foog gars yi ñoom dinañ taxaw jiital ne aca Sonko yaa jiite. amul fenn c'est faux kon nag xoola lu dëgg du yàgg kon xam nga kon coalition boobu du dëgg c'est faux. Parlons tout à fait d'autres choses à ce qui concerne toujours la société mais cette fois-ci. te même ma daane avant nga ñëw sa question ngir yàlla. fi may daanelee mooy que ni maanaam 3e mandat yow 3e mandat bu ñu yàgg sonal nit yi. di tëbaka dal comme déjà fii la ne ñun politiciens yi. ñun xamoon nañ ni Ablaye Wade waroon na am 3e mandat mais ñun ñoo génn xam nga loolu mooy que ni man fenoon naa te léegi sama fen baa ngi nii ay fenkat nañ dañuy fen lekk gëmuñu dara. kon d'accord ak non ma ñëw 3e mandat bi. déggoo may la Barthélémy Dias daa la wax moom moo toog wax loolu ne Ablaye Wade ñun biñ koy xeex ñun xamoon nañ ni ñun politiciens yi ka waroon na am 3e mandat. Barthélémy Dias moo wax loolu li. tey si tey muy tëbakat dal di sonal nit yi 3e mandat du fi am 3e mandat te yow 3e mandat moom nga bëgg def yow sa commune. non mais ma ñëw sa commune yow sa commune. fi nga la fal yow. yow nga bëgg fa def 3e mandat. loolu mooy maanaam naafeq pire naafeq mooy loolu. yow nga yàgg taxaw ne 3e mandat du am. wala boog léegi yow nga bëgg ko def sa commune. wala boog ba amee dee ñuy ngemb ay boo yoo xam ne tekkiwuñu dara ñun ñëpp xamante nañ xam nañ leen bu baax duñu dara. voilà ñoom nañuy ngemb ay affaire de mbubboo waate ay yooyu ñun booy saa duñu ay ngaaxale mais coïncidence bi leen nax askan bi ñuy ñëw di yee askan bi di leen leeral coïncidence bi nga xam ne Khalifa moom la ñu nemmeeku ci rejet yenn liste coalition Yewwi Askan Wi ci au niveau national ak convocation Barthélémy dafa coïncider comprendre nga te ñu bari nee nañ def nañ sondage bi comme quoi que Abdoulaye Diouf Sarr mënul gagner mairie Dakar donc dañu def lii pour fakastal Barthélémy mu dem toog bu ko defee ñu def ci ak yeneen candidats yi nga xam ne peut-être amuñu mbooloo mu topp ci seen ginnaaw. en tout cas daal xam naa ni moom Abdoulaye Diouf Sarr nekkul moom kese mooy candidat ak Barthélémy Dias du dëgg. mairie Dakar saa waay PDS mun na ko gagner. te PDS coalition am gars yi dañ koy xeeb rek waaw mais PDS ñëpp xam nañ gaan man la sum waaye nu mu mel si politique fii Sénégal xeeb nga xel mu lakk sa dàgga loolu noonu la demee ok waaw wàllu Sénégal xëy na gars yi ñoo amul coow rek mais buñ demoon maanaam si élection nañ xam ni kat ñii ay poids lourd nañ yaa ngi dégg waaw PDS seen coalition boobu mun na gagner Dakar on sait jamais ñeneen ak ñeneen yeneen coalition mun nañ gagner Dakar wala boog même Ablaye Diouf Sarr su booy yow ay Ablaye Diouf Sarr yii nii mooy li ma la wax mooy la ñun Dakar waay ñun tànnaguñu candidat ñun Dakar su ma nee ñun Dakar waay ñun Dakar waay nga xam ne ñuy ànd ak suñu xel. on attend les programmes képp ku bëgg Ndakaaru Ndiaye jël Diop na ñëw wane ay programme yu leer. ñu gis programme yi étudier ko xam ni lii ndax intérêt Dakar la wala déet. suñu xamee lii intérêt Dakar la ñun saa waay xoola dañ siy xeex te dañ siy jàpp. te tey si tey programme yooyu bu ñu demee ba jox leen Dakaaru suñu doolul programme yi bu ñu doolee programme yëpp ba mu des benn sax ñu génn wax ne am na bu des. yaa ngi dégg tey si tey ñun Dakaaru xoola ku koy defar nañuy xaar yaakaar xam nañ ni kii c'est un faux gars waaw day signaler droite ñëpp ne mooma ñëpp di ko coow après mu dem gauche jamais de la vie ñu si mës a ànd. léegi yow bu Barthélémy toogee maire nooy def. déggoo lu ma la wax saa waay Dakaaru Ndiaye ñun la Dakaaru Ndiaye jël Diop ñun la sama papa Xaal Matar Diop maa ngi koy siyaar incha allah naa ko seeti. waaw wax ko lan Barthélémy fexe leen bu mu doon maire Dakar. non sama papa man su ma ko seetee. non xalifa nag yow sikki nga nekk c'est privé. non yow sikki nga non mais dama ni la Xaal Matar Diop sama papa la ndax sama cousin yaay la direct yaa ngi dégg waaw. sama maam Xaal Youssou Diop bi jur sama yaay ak moom baayam
ñoo bokku yaa ngi dégg. d'accord tey say sama papa la naa ko seeti Ndakaaru Njaay mooy li ma la wax incha allah moom gaan tànnaguñu candidat quoi te nañ tànn dinañ am candidat incha allah noonu la demee. d'accord Khalifa mais injustice moom dina jeex Sénégal incha allah question yi parlons tout à fait d'autres choses à ce qui concerne toujours la société mais cette fois-ci dañuy dem assemblée nationale parce que gis nañ ko mardi plénière bi nga xam ne amoon na que ñu yëkkati mbalaanum kiiraam ñaari député yooyu nga xam ne moom la ñuy tudd ci wàllum trafic passeport diplomatique mu di Boubacar Biaye ak Mamadou Sall finalement li ñëpp doon xaar di ko laam-laamee mujjee na am que yëkkati nañ seen mbalaanum kiiraay ndaka nga jàngatee li nga xam ne moom moo xewoon assemblée keroog mardi. waaw kontaan rek di ko rafetlu fii da leen doon xaar waaw parce que mooy lu ma la wax mooy la Sénégal dëkk la bu yomb lijjanti waaw dëkk bu neex a defar si kaw rek gaamal la sum waay xoola nga am si pas-pas ak dëggu teg bagaay si yoon Sénégal booy am nañ lépp booy wala Sénégal booy xoola man la sum waay warul sax am problème quoi warul am problème Sénégal yaa ngi dégg mais malheureusement maanaam ni Sénégal di doxee loolu la ñuy ñaawlu di ko yàgg dénoncé tey si tey nax bu ñu gisee maanaam ñuy góorgóorlu comme bu dee côté maanaam justice xam nga bëgg dindi kumba am ndey ak kumba amul ndey loolu lañ siy kontaan parce que kumba am ndey ak kumba amul ndey dafa baaxul si réew day taal réew da ay dégg waaw day tax sax politiciens yi bu ñëwee maanaam bëgg mubboo askan wi si loolu la ñuy jaar xam nga waaw nañ yamala yoon def liggéeyam si ñëpp waaw bi ma déggee ni Karim gaamal la sum waay xurum xàq moo gañe procès bi dama kontaan waaw fi amul ay nga bokk si salmaki bi di néewal doomu aadama doole de doomu Sénégal de jamais de la vie yooyu na jeex tàq député yooyu noonu sont des malfaiteurs ñooñu bu ñu tëjee Simon ak Kilifeu 1 an ñoom war nañ leen tëj 5 ans yaa ngi dégg parce que Simon ak Kilifeu kenn dénku leen alalu Sénégal dañuy da nga leen responsabiliser jox leen suñu alal jox leen suñu oto ndox bu ñuy naan sax ñu ñoo leen ko jox ñun askan wi wala boog ñu wëlbatiku di ñu teg dil wala di ñu mubboo pour teg seeni dil loolu dafa ñaaw di yàq deru Sénégal ay passeport diplomatique yàq deru Sénégal si ay góor takk na góor yoo xam musul am Sénégal booy dañ ñoo yàpp quoi seen place kaso bi la waaw du tegi immunité parlementaire kese de non non moo tax jubilé gi ko kon d'accord nga ak balaa ñuy gën a kontaan mi nekk bi ñu lever seen immunité ci même jour bi dañ leen waroon jël yóbbu dañ leen waroon nokk si kaso bi defeere leen yóbbu leen paquetage chambre 9 ak 10 comme tare chambre 9 wala chambre 10 comme gën a tare parce que booy yi fa nekk mooy li ma la wax booy yi fa nekk am na si ñoo xam ni defuñu dara dañ leen tuumaal yóbbu leen fa am si ñoo xam ne lu ñàkk fayda nañ sàcc ginaar am si ñoo xam ni problème yu société bi problème yu metti yi moo tax ñu jënd seen laxasu yàmbaa pour tux ko pour xaw a fàtte seen i souci ñu jël leen fa yóbbu leen fa yaa ngi dégg ñu fa nekk gënuñu leen mais genre gi duñu leen yóbbu ay ñooñu si même paquetage jour ñii dañ leen yóbbu loolu yëpp du yoon loolu yëpp du yoon mais loolu ñu koy gérer yaakaar naa pénitencier yi ñoo koy gérer man su ma nekkoon chef de cour man wala ma nekk directeur kaso bi wala dara damay juger damay def maanaam kaso bi ku si nekk par rapport ak li ngay def ak fi nga lay yóbbu. d'accord waaw te ñoom yaakaar naa sax ñu ngi koy def donte ni moom xëy na corruption am na fépp yaa ngi dégg mais dañ koy ñaawlu mais ñooñu si même bés bi nañ leen waroon jël fourgonnette ñëw ñu dugal leen si fourgonnette bi mënate leen yaa ngi dégg yóbbu leen central ñu def fa benn guddi fanaan fa bu ko defee kaña yi soirée kaña ñu xam lan mooy soirée kaña waaw bu beneen yoonee doodu ñu ko defate bu ñu defee soirée kaña ba pare fanaan central bu ñu xëyee ñu defeere leen yóbbu leen kaaf ñu demee kaaf ñu dund kaaf xam la mooy kaaf tamit yaa ngi dégg buñ paree ñu jël leen nokk leen rëbës yóbbu leen rëbës chambre 9 wala 10 kii ñu yóbbu ko chambre 9 kii ñu yóbbu ko chambre 10 loolu mooy yoon yaa ngi dégg loolu kase mooy yoon d'accord te yàlla rek a tax loolu mooy dëgg te yàlla rek a tax barki alxuraanul karim parce que ñii booy dañoo saaga booy yaa ngi dégg askanu Sénégal dañoo jël honneuru Sénégal booy piétiné ko booy di dëggati booy suñu honneur booy Sénégal parce que gis nañ ci dafa ñaaw ci plénière bi bi ñuy yëkkati seen balaanum kiiraay Mamadou Sall ñëwul Boubacar Biaye moo ñëw
mais discours am yëpp amul benn cohérence ak li nga xam ne moom la ñu koy tuumaal ñaanal leen ma nga fay dégg ak li nga xam ne moo di ay activité quotidienne am mu koy wax ce qui veut dire que ni peut-être am na lu louche loo xam ne liñ koy tuumaal moom weddiwul mais xëy na comme ñu ngi woon ci cëppaandaw gi comme ni nga ko waxee léegi. flagrant délit la loolu moom saa waay jarul sax maanaam jarul waruñu ko woon sax bàyyi muy wax waaw ndax Simon ak kilifa bi ngi leen jàppee kenn déggu leen ñu wax dig dafa dem jël si leen directement. wala boog kon dig bi mu defee liggéeyam ba enquête ba xam ni ñii ce sont des malfaiteurs jàpp nañ leen flagrant délit def enquête lépp leer nañ si boobu noonu waruñu woon sax xaar ay levée immunité parlementaire ndax gis nañ député bi ñu fi tëj ba pare mu nekk si kaso bi ñu levée immunité parlementaire am bu dëgg ci bés boobu bi dig enquêté ba affaire yi leer nañ c'est le procureur waroon def mandat d'arrêt ñu jàpp leen yóbbu leen si kaso bi ba pare lever seen immunité parlementaire ni nga ko defee woon nax beneen député du dëgg voilà loolu mooy yoon. D'accord merci beaucoup Khalifa comme l'émission tire à sa fin nag dafa am point boo xam ne bëggoon naa la ci laaj comme peut-être du ñàkk jaar nga ci olof dafa naan la mu saf ka ko macca ko xam. mu di nervi yi nga xam ne en général ñoom ñooy ànd ak homme politique yi des fois dañuy dund lu métti gis nañ. li nga xam ne moom moo amoon cortège Ousmane Sonko bi malheureusement que ñaari ñaari garde rapproché laa bëggoon wax sànq ñaari garde rapproché am ñàkk ci seen bakkan yéen risque la garde rapproché di dund ak homme politique yi. waaw ay risque gaañ yu extraordinaire risque vraiment yoo xamante ne nii weesu na sax danger bàyyi Sénégal fii xam nga waaw moo tax man liggéeyu garde corps xarañ naa si trop macha allah xam nga noonu la demee mais moo tax bëggatuma ko sax job Sénégal waaw ba nii may wax ak yow sama gaay man fu ne may xëccoowee mooy loolu mais ba nii xoola bëggatuma ko job mooy tubaab bi ñoo xam ak yelleefu doomu aadama tubaab bi da nga lay fay ba fay le prime de risque du dëgg mais fii booy garde corps gars yi da nga lay xeeb booy du la jox sa àq te pourtant c'est un métier noble moo sax gën a noble politique dégg naa salaire yi sax baaxul moo waaw mais évidemment moo gën a sax noble politique parce que politicien yow da ngay ñëw di xool nooy convaincre kii dafa ñëw taxaw yow ne moom moo yor sa maanaam kaaraange bu la naree rey kenn du la rey mën nañuy rey loolu la moo ko gën a noble garde corps gor la mais malheureusement Sénégal fii gars yi xamuñu loolu xam nga ay baadoo la nañ parce que mooy lu ma la wax Sénégal fii liggéey yu gën a metti presque ay salaire yu misérable lañ lay fay du dëgg waaw aussi ay gardien ak yeneen te bu dee kaaw ba ñu ngi xam sa àq sa yelleef fay la xaalis bu bëri du dëgg léegi tey si tey mooy ma la wax Sénégal fii liggéey yu gën a metti presque ay salaire yu misérable lañ lay fay du dëgg waaw aussi ay gardien ak yeneen te bu dee kaaw ba ñu ngi xam sa àq sa yelleef fay la xaalis bu bëri du dëgg léegi tey si tey maanaam policiers war nañ góorgóorlu si loolu te gore am na si ñoo xam ne ndax ay gor nañ dinañ la fay lu baax toppatoo la nice mooy loolu yaa ngi dégg waaw léegi tey si tey mooy li ma la wax may la ñu si bëri maanaam ay mala nañ leen di jàppe noonu la demee taxaw nii di wax ak yow sax dañu am complexe boobu parce que ay complexe nañ duñu dara waaw xamuñu àdduna bu dee ñuy wax que ni homme politique yi dañuy saraxe seen garde rapproché yi wala lu ni mel peut-être ci côté mystique bi. mooy xamalan ak tamit xamalan tamit loo xamante nii mu leer na yow lii buggaloo ko sa njaboot nga buggal ko doomu aadama nga buggal ko sa garde corps waaw comme loo xam foofu non loolu mooy loolu am na si lépp ba si lépp lu si mel ni coob par exemple même pas coob sax mais si lépp par exemple nga jël tamit sa cortège oto bi nga xamante yow doo si dugg nga jël ko ñoom nga koy jox mu leer na yow oto yëpp bu feesoon ba mu des benn place sa doom war si dugg si oto boobu da nga naan non bu mu si dugg te bu doon garde corps nga dugal ko si parce que lu tax du ci dugal doomam parce que mooy lu ma la wax rek parce que mooy lu ma la wax may la xëy na ñoom Sénégal fii looloo fi am mooy dañuy xeeb garde corps yi da ngay gis maam ba nga koy xool si njaboot yàlla bu la dénkee njaboot loolu nag nit moo koy mën de nit ku ànd ak xelam dañuy sacrifier garde corps yi kon non loolu man loolu xaw ma ko quoi kuy sacrifier garde corps moom ku ko def lu waaye def boppam lu waaye rend si loxoom lay naaj waaw ku ko fi def moom jàppal ni sa bës a ngi ñëw te man loolu man musuma ko gis man ku sacrifier garde corps am boo ma naree sacrifier ma sacrifier la ndax du ma ngaaxa te sama yaay bootewu ma soleil est-ce que dégg léegi tey si tey mooy li ma la wax ma ne la njaboot yàlla bu la ko dénkee njaboot dafa yéemee
bu dee ñun ñi nga xamante nii sax xëy na maanaam xëy na duñu dara ay jaam yu xeebu nañ ñun sax am nañ njaboot te suñu njaboot gaan dañ koy teg maanaam si code jàppee leen gaan comme suñu bopp lu ñu yéene suñu bopp ñu yéene leen ko loolu mooy nit mais pas nga yàlla dénk la njaboot nga jaaree fa di xool noo leen di nootee wala nooy dawalee seen comme injustice wala dara loolu baaxul. d'accord waaw comme yaa fi toogal askan wi yaa yore làmmiñu askan wi am na benn sujet actualité bu nga xam ne itam depuis dimanche ba léegi mu ngi doon sujet boo xam ne ñëpp ñu ngi koy waxtaanee Falla Paye lu mu def rey ñetti doomam ba noppi moom xaru en tant que nit bu normal yow nit bu normal laa la jàppee xam nga ndaka nga jàngatee loolu parce que ñu bari ne nañ ko jigéen moo waral coow li am ba mu rey ñetti doomam rey boppam waaw dof bu soxor rek dof bu soxor man ki nga xamante ni nii daa xaru rek du ma toog naan dama koy ñaanal yàlla jamais de la vie waaw mooy comme yéeféer rek ñun suñu diine loolu lañu sant ay jullit nañ laa ilaha illallahu muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaa ngi dégg tey si tey ku rey doomu aadama sharia neen da nga lay rey du dëgg asamaa nga rey ñetti doomu aadama yoo xam ne sa ay doom nañ sa ay moomin xamuñu dara nga rey leen rey bu ñaaw xale yi di souffrir balaa ñuy dee ndax poson la yaa ma gën a xam dafa metti après nga def loolu ba pare xaru mais autopsie bi lu mu wane sax daf leen xoj yaa ma gën a xam dara moo waral loolu jigéen ba ñaata jigéen moo am Sénégal yow sharia may la ne la mun nga takk ba 4 jabar wala boog bu dee bu njool takkal bu njool takkal bu gàtt takkal bu pata takkal bu sew bu façon boo bëgg am na sharia may na la si 4 wala boog mais nga langal ko benn jigéen wala boog jigéen boo xamante nii gaamal la sumuwaay nga teg ko bët soxoree ko iñaanee ko da loolu soxor moo tax mu def ko na xaru moom kase te bàyyi xale yi mais danaan xale yi non kii du am ay doom yoo xam ni mooy loolu xam nga wala naan non kii mérité wul xale yii nii nekk booy xoolal soxor boobu ak jigéen maanaam ëmb nu mu men mérite pas mon sang ce qui veut dire que ni moom di tubaab bi di dund lay dund dafa dafay njëkk a rey li leen dof la wérul yow fou y a beaucoup de fous ici au Sénégal dof yaa ngi si kër yi fees fi dell langue politique bi dof yaa ngi fa fees fa dell activiste yi tamit ñaaxul dof yaa ngi fa pëdi ñoom budi ñoom but yi lan yow booy si nga yow booy da nga réew quoi booy uma amal yar quoi booy man bugguma toroxal jigéen quoi non uma booy non yaa may def ree sax waaw man bu la neexee man nga jàppee ma dof parce que man xam man dof laa but laa la wax waaw xam man dof laa man sama sëriñ moo ne ana Cheikhul Madiani mais des fois da ngay dégg Khalifa di wax ñenn ñi dañ naan moo kii waxu dof lay wax c'est parce que langage bi ngay utiliser man Bañas mooy sama sëriñ gisoo sama caay mi fee ma bàyyi man Bañas rek laay dund ana Cheikhul Madiani sama sëriñ moo ko wax maay sëriñu dof yi waaye ban dof yow dof boo xamante nii saa waay saa yu génnee dëgg lay wax te yàlla rek a tax di dénoncer injustice kooku dof la wala boog man jàppuma la dof moo tax ma invité la fii waaw mais moo tax dafay am ñoo xam ne des fois bu ñuy wax su ma xam man dof laay wax am na ñoo xam ne ñoo jàppee seen bopp ay nit te nekk ay dof nañ mais du ñàkk am ñu la jàppee dof yow parce que des fois li ngay wax arrangé wu leen waaw dañ naan Khalifa mii dof la waxee dof lay wax c'est tout waaw mais tey si tey mooy ku jàkkaarloo ndox wala ku jàkkaarloo géej dina xam ba xam lii géej la wala du géej du dëgg ku jàkkaarloo naaj du xool naaj bi ne lii weer la du dëgg dañuy dof lu lekk d'accord barki Bañas mais dofuñu jinne jàpp leen dof yi ñu ngi si réew mi fees fi dell waaw tey si tey nag le peuple est responsable askan wi parce que ñooñu maanaam ay mboqu Falla Paye xaw ma ñoo la gënoon xam ni seen mboq mi wérul du dëgg waaw fii ku dëkk dof xam nga nag kii dof la wala nit njaay la mais est-ce que du dund lu metti aussi mu dem ba traumatiser ko moom laa la wax may la tey si tey nit ku àndox sagom dèjà ñun ay jullit nañ du dëgg waaw ay doomam turu jullit la leen jox du dëgg tey si tey lépp lu munti am mais na dellu si yàlla soxna si même bu dee bëggatu ko na xam ni kii bu jeexee jeex na yàlla moo daganal tas donte ni neexu ko mais moo ko daganal léegi tey si tey tas nañ moom sax gaa ñi ngi naan takkoon na jabar du dëgg mais la moo tax du dem si jabaram boobu noonu gaa ma la sum waaye mu dundaam eggali dundaam wala mu dem sax takkaat yeneen jabar wala mais soxor ak iñaan moo tax mu teg bët ndaw si
waaw ne kii maanaam du am lu baax wala bu amoon lu baax sax mu ko daan soxoree di ko iñaanee di ko teg fitna ba ndaw si bëgg divorcer ak moom wala boog kooku daa wérul quoi. ndaw si li am lii amu ci benn part de responsabilité. waaye amul si benn part de responsabilité te maanaam maa ngi ñaawlu naafeq yu bon ak seytaane yi nga xamante ni nii ñoo jël affaire yi maanaam di ko juger moom te xamuñu nu mu demee naan kii ku bon la wala dara yow gaamal la sumuwaay ëmb ak nu mu méttee nga ëmb 3 doom ku si nekk 9 mois ak métit boobu noonu yëpp man la sumuwaay nga xëy ñu tàggala sa ay doom waa ji nga xam ne moo lay yàgg teg fitna ba nga divorcé ak moom mu rey say doom ba pare xaruwaale mooy loolu nakar boobu la moo ko gën a maanaam loolu la moo ko gën a metti wala ba pare ñu wëlbatiku si dëkku naa fekk bi seytaane yu bon yi bu kokkole motif bëgg maanaam gën a yàq xolam gis naa benn caga bu tekkiwul dara boo xam ne du gat topp ko gaamal la sumuwaay di wax ay wax bu ñaaw xam nga ñooñu dañoo alku femme boobu li nga koy lancé message di ko lancé askan bi mooy femme boobu ay mboqam ak ñëpp ñu ko mën a taxaw jàppale ko nañ ko jàppale nañ ko dimbali surtout ay mboqam buñ mënee sax yóbbu ko maanaam ay psychologue xam nga waaw ñu lijjantil ko maanaam xam nga defal ko renk maanaam defal ko maanaam il faut mu am suivi parce que. faut mu am suivi daal ñu jàppale ko noonu la demee assistance waaw foog ñu assister ko quoi xam nga noonu la demee te c'est am na benn moo sax bu ko tubaab di wooyee loo xam ne ñi dund maanaam yenn métit yi pour ñu indiwaat leen quoi xam nga waaw loolu dafa am solo nañ ko booleex maanaam psychiatre wala xam nga psychologue kuy def yooyu xam nga ñu maanaam dimbali femme boobu noonu parce que jigéen ju mën góor la waaw te tey si tey maanaam seytaane waxul dëgg waaye yàq na xel ay parents am ñoo ko fayal mu jàng noonu la demee askan wi ñoom ñëpp xam nañ leen leneen mën na ci amaat parce que am sa ay doom yoo xam ne bien sûr du jour au lendemain voilà chaque jour yaa doon nekk ak ñoom te situation bi nga xam ne ci la xale yi gaañoo aussi dafa doon lu métti métti Khalifa comme waxtu wi xoj nañu lan la ñuy tàggoo waaw Khalifa rappeur laa mi ñu askan wi noonu naa fekk man la sum waa ji dëgg bi muy buti di muti di suti incha allah dëgg mooy mujj nañu ñëpp saaga di ñu xalab jépp ñu bañ ñun incha allah ñu wéet ak suñu dëgg te duñ si mës a wéet xel bu dal nañ siy toogee moom la ñuy dund te dëgg mooy mujj incha allah yàggatul dëgg bi dina claté lépp leer nañ man la sum waaji toos ñebe muy buti waaw man la sum waaji waaw maa lay bégee di rafetlu émission bi di bégee sénégalais yëpp yesa jaaraama ami internet Sunugal 24 mbégte la doon ci ñun ñuy ànd ak yéen ci invité de la rédaction Khalifa laa dalaloon tey nag gis nañ waxtaan mi nga xam ne amal na ko fii muy lu am solo loo xam ne saa su nekk rek dañ koy taataane ci moom di leen jaajëfal ci topp gi tànneef gi ak kóolute gi way leen di ànd ak ñun ci suñu ay programme abonné activer seen cloche de notification ngir ngeen mën a am suñuy vidéo à temps réel di leen jox dig daje prochainement ci beneen invité de la rédaction ci biir Sunugal 24 jaa ngeen jëf. Vous êtes jeune, âgé entre 20 et 30 ans, vous avez minimum le niveau du BFM, vous avez une très bonne aptitude physique et vous êtes à la recherche de travail. Ce message vous est destiné. La Lonance, dans le cadre de l'extension et de la redynamisation de son réseau commercial, recrute 1500 jeunes désirant devenir vendeurs commissionnaires. Déposez vite votre dossier constitué d'une photocopie de votre pièce d'identité, d'un certificat de résidence, d'un extrait de votre casier judiciaire et d'un CV si possible. Notez bien, le dossier de candidature doit être déposé à la direction générale de la Lonance ou l'adresse suivante recrutementvendeur@lonance.sn ou plus tard le 18 novembre 2021 à 17h30. Deviens vendeur commissionnaire à la Lonance et change ta vie. ku ne xam ne ne yàlla daa bind te yemalewul am na ñu matal am ñu matlewul waaye ba mottali amee ba léegi kenn sonnatul buur kattan di produit 100% naturel sans effet secondaire ñu defare ko li nga xamante ni moo di petit cola bisaab ak jinjeer ñoo ngi jàppale leen ci seen wàllu kattan ak seen wàllu wërgu-yaram bu nekk jarna fi nguur ak keng ba ci kikirikiij waaye bii mooy seen buur di buur kattan ballonnement moo ci mën constipation faiblesse sexuelle diabète sinusite éjaculation précoce di joxe appétit sexuel teg ci itam day raxas sa biir ba mu set wecc wooteel gaaw ci 77 413 59 24 77 413 59 24 xar yëpp xar lañ waaye laadum da ciy gën te bu ñu nee góor ngóoraa tax